ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñuy suivre chaîne bii di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi te nag dañuy wax ci bavure yi ñu remarqué ci force de l'ordre yi du tey yàgg na mais dañu gis ni fan yi day gën di répété wu cas bi nga xam ne moo ñu gën a interpellé mooy bu activiste bi di Arona Gningue cité woon nañ ko ci vidéo bi ñu defoon ci kaaw Tobène bi maanaam moom dëkkul Tobène Tivaouane la dëkk mais gannaaw ba mu déggee seen problème ak ICS ci la jóg def ko xeexu boppam ba histoire bi ñu bari jot si ba torture yi nga xamante ni dund na ko fekk ko ci waxoon nañ leen ni gannaaw ba waa gendarmerie defee descente ci village bi jàpp ñu bari moom après dañ ko dem wëri ndax nee nañ moo leen doon xiirtal ngir ñu fépp gannaaw bañ ko jàppee nag ñu def ko lu métti loo xam ne nii ñun duñ ko jàppee correction mais banditisme la te loolu warumaalul suñuy way takk dara gannaaw moom itam mu am fan yi benn boutiquier boo xamante ni benn ASP ak policier ñoo ko dóor yu métti ndax lan dañ ko doon fayloo patente muy ay bavure yoo xam ni dugguleet maanaam jàpp ay civil di leen fitnaal dafa dem ba léegi nekk benn norme ci way takk der yi te ku ne ci ñun mën na la daal maanaam li ngay gis ñu koy teg sa benn mbokk sénégalais mu mel ni sa yoon nekku si ëllëg mën na la dal ci ay détails yoo xamante ni waxtaan mënoon na ko régler te bu ñu bàyyee di seetaan bañante ak noonoo mën na sax diggante civil bi ak way takk der bi moo xam policier wala gendarme mën na dem ba créer benn désobéissance parce que bañ na ko ba ñun suñu réew yi takk der homme de loi lañ koy woowee maanaam ñun ñii di wax ak yéen wala yow mii di seetaan boo demee ba jàdd yoon moom moo la war a gàgganti jubbanti la mais lépp ci respecter sa dignité waaye itam bañ laa ñàkk fitnaal bañ a xaawi sa worma moo tax bavure ak torture bi am ci biir réew mi ñëpp a ko war a dénoncer ndax non seulement menace la ci relation bi nga xam ne moo war a am suñu digganteeg way takk der yi muy relation de complicité mais aussi boo toogee naan sama yoon nekku si keneen la dal ëllëg mën nga subir la même chose te doo am foo ko jooyee. mais balaa ñu entrer dans le vif du sujet comme niñ ko titré ci vidéo bi dañuy leeral benn mbir bu ndaw boo xam ni ñu bari bind nañu ci bés yu weesu wala sax def ko en commentaire te amuñu woon possibilité tontu leen ñoom ñëpp muy projet Akon City bi nga xamante ni lancé nañ ko officiellement donc par respect ñu leeral ci tuuti ci ñuy xaar boobaak léegi. effectivement defoon nañ ci benn vidéo mais c'était seulement benn petite présentation boo xamante ni dañu basé woon ci quelques interviews yi nga xam ne Akon defoon na ko ci ay magazines internationaux maanaam newul woon ab analyse de fond ñu salué woon initiative bi parce que ñun jàpp nañ ni lépp luy teraanga àdduna dëkkuwaay yu bakkane jombul Sénégal mooy réew boo xamante ni suñu borom daf ko beral loxo ba lépp luy richesse daf fi am ci côté yëpp nag moo xam ay borom xam-xam moo xam ay mag yu baax moo xam aussi ay yëfi àdduna yu ci mel ni pétrole gaz or zircon lépp lu réew yi di xëccoo ci àdduna bi mi ngi biir Sénégal xëy na nag suñu borom daf ñu nattoo ay njiit yoo xamante ni matuñ ba ñuy jéggaani mais Sénégal depuis indépendance bu neewoon ci ay loxo yu baax kenn ci doomi réew mi du soxla sax di dem bitim réew di moodu wala di faatu léegi nag bu amee ci doomi réew yooyu noonu kenn ku décidé ñibbisi ngir investir ñun mënuñ lu dul di ko rafetlu parce que gëm nañ ni bu doomi Sénégal yi am teraanga bitim réew yëpp wala ñi am ay relation ci àdduna bi décidé ñibbisi ngir jariñ réew mi Sénégal dina jëm kanam mais investissement yooyu aussi teewul ku ci ne ci sénégalais yi am sa regard critique joxe ci sa xalaat moo xam nga apprécier ko wala nga am ci ay crainte ñun actuellement ñi ngi ci ay gëstu ci projet bi nga xam ne mooy Akon City boobilee parce que am na ay laaj yu bari yoo xamante nii ba tey amaguñ ci ay tontu te ñi ngi ci recherche yi benn bi mooy ban contrat la nguuru Sénégal signé ak Akon jëm ci suuf si location la wala titre foncier ñaareel bi mooy turu acteurs yi nga xamante nii ñoo financé projet bi ku ci ne mooy kan ak ci li muy yëngu ñetteeli laaj bi mooy ban xeetu sénégalais moo nar a bénéficié wu ci projet Akon City bi ndax borom barke yi kese la wala sénégalais bi gën a néew doole itam dina ci mën a profité. question bi mujj nag bi ñu gën a amal solo te ci benn côté am nañ ci déception bu rëy ci lan moo tax benn journaliste laaju ko Akon bi ñu lancé projet bi mooy lan moo nar a nekk place yu diine ci biir cité bi. parce que ku wax itam projet dëkkuwaay rawatina suñu réew bi nga xam ne mooy Sénégal te majorité bi ñëpp tënku ci benn diine le minimum mooy di nga waajal mu am mosquée wala église mais loolu ba tey amuñ ci lu leer te bi ñuy lancé projet bi aussi gisuñ ci benn leeral jëm ci fànn woowu. donc ci tënk depuis ba ñu tàmbalee def suñu recherche ci projet bi lu bëree bëri leeragul ci suñu bopp amaguñ les vraies informations moo tax ñu ne du ñu yàqamte rek def ci vidéo parce que ñëpp a ngi ciy wax mais dinañ lancer yeneen piste de recherche yoo xamante nii bés buñ ciy àddu donte ay épisode lay nekk ñu teg seen loxo loo xamante nii xel dina ko mën a nangu information yoo xam ni da ngay xëpp say bët gis ko wala nga làmb daj
donc par respect pour ñi nga xamante ni ñoo ñuy xaar boobaak léegi ñu wax leen fan lañ toll ci mbir mi ak lan mooy obstacle yi mais xamal leen que ni ñoo ngi ci mbir yi. pour ñëw nag ci sujet bi buy bavure yi ñuy nemmeeku te mu tukkee ci ñi nga xam ne ñoom ñoo waroon wattu suñu kaaraange te li gën a yéeme ci yooyu final mooy ñi ñu koy teg duñu ay bandi duñu ay délinquant duñu ay sàcc. au contraire ay sénégalais la yoo xam ni soit dañ leen di fekk ci seen bërëb liggéeyukaay wala ñoo xam ni dañoo jóg di xeexal ñenn ci askan wi ñu jàpp ni dañ leen di néewal doole ñu téye leen di leen torturer. comme niñ ko waxee ci njëlbeenu vidéo bi loolu moo dal activiste bi di Ardo Gningue lu metti loolu la dund ca Tobène gannaaw ba mu jógee ni da leen di jàppale ci seen xeex gi dox seen diggante ak waa ICS. nettali nag ci làmmiñu borom la dàqee dañ koy déglu moom Ardo Gningue mu expliquer lan la dund gannaaw bi ko way takk der yi tegee loxo. deux civils ñoo ma interpellé ñu ànd ak 3 gendarmes yoo xam ne ñoo soloon tenue 3 gendarmes yu soloon tenue ñooñu dañoo nekkoon aux alentours station Tivaouane 2 civils yi ñoo jóbal directement ba si man jàpp ma ba mu ñëwee dañ ne ma yow yaay Ardo Gningue ñu mën a leen waaw ñu ne ma topp ñu ma topp leen yeneen gendarme yi ñëw daal may téye daal may yóbbu ba si biir gendarmerie ba ñu yóbbee ba si biir gendarmerie bi boobu moo ngi fekk le colonel Sarr moo ngi taxaw si bunt bi li may wax Cheikh Tidiane Gaye bu fekkee yaa ngi si live bi Cheikh Tidiane Gaye li may wax mun na ko seede Cheikh Tidiane Gaye boobu moo ngi ko fekk si bunt bi tàllal naa ko loxo na ko grand Cheikh daa koy def nii daal di dugg si biir gendarmerie ba mu duggee si biir gendarmerie xam nga ban moo la njëkk employé moo bu mu njëkk employé xam ngeen ban moo la imbécile da nga bëgg a taal dëkk bi loolu la ma wax imbécile da nga bëgg a taal dëkk bi colonel Sarr lu mu ma njëkk a wax moom bu ma njëkk a wax imbécile da nga bëgg a taal dëkk bi daal may jël daal may dugal si biir daal di ne futtu leen ko dóor leen ko ba mu nooy dégg ngeen baax daf ne leen dóor leen ko ba mu nooy moom mu ñëw dañoo tàllal sama ñaar loxo yi dañu ma ko tàllal ba mu def nii ñu ne ma tàllal sa ñaar loxo ma tàllal sama ñaar tànk yi kenn ku nekk téye sama benn loxo ñu ne leen téye leen loxo yi fexe leen ba loxo yi bu mu laal ginnaaw bi bu mu laal taat yi bu ko defee bu ko laalee mën nañ ko dóor loxo bi loxo bi mën na dam li ñu ma doon dóor yëpp dañ leen éviter ma am fracture si si os si yax yéen a ngi may dégg li ñu ma doon dóor yëpp dañ doon bañ ma am fracture si loxo moo tax dóor ñu ma fenn foo xam te ne foo am yax la mais si ginnaaw lañ ma doon dóor si yéen a ngi may dégg ba si ginnaaw lañ ma doon dóor fi nga xam te ne yàpp dong la am gendarme bu Tivaouane am na ñu fa nekkoon témoin des faits ñoom kenn si ñoom kese bu ragalee yàlla dina taxaw daal di dëggal ne Ardo mi kat dañ ko doon dóor Ardo mi dañ ko doon torturer Ardo mi jël nañ yàmbaa dugal ko si poosam bañ koy interroger yàmbaa bànn ci kaw taal bi parce que ñoom ñëpp teg nañ seen bët yàlla am na de gars yi yàllaa ngi fi te yàlla moo ñu tiim li ñuy wax dëgg kese la amuñu si benn intérêt naa leen man doomu homme de tenue la sama waajur bu góor policier la xaalis policier si lañ ma génte si lañ ma jàngal si lañ may fay la sama njàng si la fañ si ma toll nii ma toll donc aw ma benn intérêt pour di yàq deru homme de tenue aw ma benn intérêt pour di yàq deru homme de tenue encore une fois rawatina gendarmerie nationale yoo xamante ne Sénégal ñëpp ko respecté mais lii tey est-ce que supérieur colonel Sarr war nañu seetaan tey lii nii tey di yàq deru gendarmerie nationale. ñoo ko déggandoo moom Ardo Gningue ci anam gi ñu ko doon torturer mais li gën a yéeme ci histoire bi mooy dañ ko bëggoon wax loo ni dañoo fekk ci moom yamba déjà loolu rek mérite na kaam ñu jël ko au sérieux ndax ñaata innocent lañu condamné teg ci seen ndodd ay tuuma yoo xamante nii defuñu ko. loolu la Ardo Gningue dund ci kanamu kenn ci responsable gendarmerie yi muy colonel Cheikh Sarr c'est-à-dire que bu weesoo torture yi am na ci loo xamante ni bu jàlloon mën nañ ni Ardo dundam fa lay jaaree yàqu ba faw ndax dina tëdd peine boo xamante nii waru koo tëdd en tant que jeune itam lu bari dina ko raw ci àddunaam ndax lan ay tuuma yoo xamante nii tegul fenn. moo tax dañuy saluer courage bi nga xamante ni am na ko dénoncer mbir mi ndax bari nañu dund lu mel noonu te amuñu fitu wax ko ndax jàpp nañ ni bés buñ ko tuddee ci média mën nañ ci am problème te yu mel nii nag dafa war a dakk ci biir réew mi ndax dégg ngeen Ardo nee na dafa yegsi rek colonel bi saagu ko maanaam am na lu mu ko jàppaloon déjà avant mu yegsi te loolu li mu signifié mooy Sénégal ab takk der mën na laa mere
am occasion jàpp la profitoo ci teg ci sa kaw ay tuuma yoo xamante nii defoo ko. moo tax ñu ne lii ku ne war na ko dénoncer ndax ku ci noppi mën nga doon complice mais tamit yàlla mën na laa nattu ba ëllëg nga dund la même chose kon na ko ñëpp ñaawlu. déjà dañuy saluer initiative bu ay organisation société civile yi nga xam ni décidé nañ porter plainte colonel Cheikh Sarr fële nga xam ni mooy Nations Unies parce que moom Cheikh Sarr dafa war a dem mission pour organisation boobilee donc balaa muy dem di teewal drapeau Sénégal nasatal deram ci tuuma yii ndax porté nañ ko plainte pour non seulement torture yi nga xam ni moom moo ko commandité mais aussi tuuma gi ñu bëggoon teg ci ndoddu Arnaud Gningue ni dañ koo fekk ak yamba déjà torture yi nga xamante nii teg nañ ko ci kawam am nay preuve certificat médical bi moo nekk nii te yaakaar nañ ni avant sax Nations Unies di réagir président chambre d'accusation bu cour d'appel bu Thiès dina jublu ci plainte bi nga xamante nii déposé nañ ko jëm ci colonel Cheikh Sarr. beneen mbir aussi boo xam ne ab laaj la mooy ndax léegi suñu way takk der yi dañ fi nekkal ay société privée waaw wala déet ndax tey jàpp nañ ni bu lépp jaaroon yoon ci suñu réew normalement da ngay romb sax ci benn mbedd wala dugg foo xamante ni sécurité amu fa nga romb ab takk der nga ni ko gunge ma fii ndax sama xel dalu fi mais on a l'impression que ni léegi suñu way takk der yi dañ leen bëgg a transformer ay milices privées maanaam ñoo xam ni ay borom doole lañ fiy nekkal. lu tax ñu wax loolu dafa am ñetti événement yi fi jot a xew ci lu yàggul te ñu seetlu seen position benn bi mooy bu Ndingler ay sénégalais yu néewal doole jote koo xamante nii moo leen fekk ci seen moomeel ñu ne duñ ko nangu ñu envoyé leen ay takk der ngir ñu jàmmarloo woon ak ñoom. ñaareel bi mooy kaw Tobin bi nga xamante ni ICS dafa soxla seeni suuf mais bëgg leen fay njëg goo xamante ni njëgu 1974 la ñu taxaw ne ñoom duñ ko nangu ñu yónnee leen ay takk der ñu fekk leen ci seeni biir kër. dóor leen sànni leen ay gaz lacrymogène jàpp leen tëj barki démboo Njaay quelques membres mouvement Y'en a marre ñoo demoon ci siège Orange pour déposer benn lettre ay takk der dogale leen jàpp leen fanaanloo leen commissariat maanaam Sénégal léegi néew doole tooñ la dafa mel ni dañoo nekk ci benn république privée boo xam ni dañuy seetaan ay ponkal di écraser ñi gën a néew kàttan ci biir réew mi te ñooñu amuñ droit wax wala ku wax ñu boole laak takk der yi ñu duma la jàpp tëj lii mooy xew Sénégal te mu nekk benn bombe boo xamante nii fi mu nar a mujj du ñu neex waruñu toll foo xamante ni askan wi dañuy am mbañeel jëmale ci homme de tenue yi waruñu toll niveau boo xam ni au grade yi nga xamante ni ñoo nekk ci ay corps yu wuute dañ leen di jox ay ordre boole leen ak askan wi ñu jël leen def leen ay noon ndax koo ci jël ci ñoom takk der yi ci suñu famille lañ jógee ku ne ci ñun am nga ci armée bi mbokk ku la jege koo xamante ni da nga ko xam kon fitna warul dox suñu diggante. moo tax lii artu la pour sénégalais yépp ñaawlu torture yi nga xamante ni ñu ngi koy teg ay pauvres innocents mais aussi takk der yi nga xamante ni duñu ay étranger ci biir réew mi ay doomi réew mi lañ ñoom dañoo war a coopérer ak askan wi quel que soit ndogal yi nga xamante ni jugee na ci kaw ndax ñu ni neen la. kon jàngat bi tey loolu la woon prochaine vidéo dinañ wax benn cas bi nga xam ni métti nañu trop muy suñu maam yi maanaam ñi nga xam ne dañu marqué histoire am ay jeunes yu nekk ci ay groupe di leen kokkali di utiliser seen photo di ko légendaire ak ay histoire yoo xamante ni dañ ko fabriqué lépp ngir tooñ te xamul ni ñooñu ñuy tooñ ay maami jàmbur lañ ay mbokki jàmbur lañ amaana ci seen dund marqué nañ histoire wala ñu dund loo xamante ni métti na seen njaboot ñi ngi koy naqarlu boobaak léegi. prochaine vidéo ci loolu la ñuy wax parce que métti nañu lool ba ci kanamu yàlla te fas nañ yéene indi ci ay leeral pour benn partie ci jeunesse inconsciente bi nga xam ne ñi ngi ci internet amuñu lenn lu ñuy def gëstuwuñu histoire mais dañuy saboter suñu mag ñi di utiliser seen photo di ci légende ay yëfi caaxaan. kon jàngat bi tey loolu la woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf.